Sénégal diaspora nuyu nañu leen xam ngeen li xewit wi mooy tiis wi ci faatuk xalif kii porte-parole xalif général des Tidianes di Serigne Papa Malick Sy bi mu génnee àdduna jamono ji ñu koy waajal fële ci Tivaouane tey ñetteelu pàccu total bi moom la ñu koy jagleel lu ko mooy dañu waxtaanee lu jëm ci mbirum l'école bi ak ubbite geeg li nga xamante ni moom lañ si jot a jàng ci li ñu jot a lajj wala la ñu ca matale la cay jaloore juróomi minutes yu mujj yi tamit ni mu leen ko waxee mooy si chapitre bu mujj bi moom Papa Malick Sy Serigne Papa Malick Sy la ñu koy jagleel. lu ko jiitu dañuy dem ba Tivaouane fekki fa ndaw la ñu fa teewal ci waajtaay wi ak askan wa fa daje ci lim bu takku bàyyi ko fa nekk ci àdduna bi muy Babacar Fall mu ngi teew ci immédiat SN Babacar Fall asalaamaaleykum. Babacar Fall moom la ñu war a àndal ubbee ko tey total bi di total bu ñaar fan ak juróom ci weeru juin atum 2020 di total bu aw tiis moom lay lambool nit ki ni mu sawoo ci réewum Sénégal mbooleem umma islamique mais également ci mbooleem tijaaniya ci àdduna bi ak ci diwaanu Afrique Babacar Fall dañu dikk ak moom léegi fële ci Tivaouane laata ñuy wëyal li des ci total bi lu ko mooy daañu ànd ak yéen ci ñetteelu xaaj bi ngir waxtaanee kooku di jëmmi Pape Malick Sy gën leen xamle ak moom lu ko mooy it daañu ànd ak yéen ci xibaar yi marax yi ak Malick Thiandoum bu 18h45 jotee lu ko mooy it bu 19h45 jotee daañu ànd ak yéen ba tey ci xibaar yi nasaraan yi ak Mamadou Ibra Kane kon mbokk yi loolu mooy li ñu leen jukkil tey ci seen total ci kanam tuuti ñu ànd ak yéen ci yaatal ko. sori ñu dem fekki Babacar Fall fële ca Tivaouane ci waajtaayub kii di Serigne Pape Malick Sy ginnaaw bi mu génnee àdduna ci ñaar fan ak juróom ci weeru juin atum 2020 kon ñu dem ci Tivaouane bu ñu mënee wan jamono yi nga xamante ni ñu ngi teew ànd ak ñun foofu la ci Tivaouane Babacar Fall asalaamaaleykum. alors Babacar Fall jamono ji fu nekk waaye jóge na fa ci àdduna bi ngir teewee xew-xew bu tiis bi ndax mën nañu ànd ak yow ci li nga fa jàng ba tey bi nga àggee ca dëkk bu tedd boobu ba fi mu toll. Xalifa comme ni nga ko waxee rek jamono ji Tivaouane fees na dell li nga xamante ni moom mooy néewu Serigne Papa Malick Sy jóge na fële nga xamante ni moom mooy jumaawu Serigne Babacar Sy jëm si fii ci nga xamante ni moom lañ ko war a denc di mausolée bi nga xamante ni fii la ñu denc Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy yéen a ngi gis ni si suñu ginnaaw cortège bi nga xamante ni moom moo gunge néewu kii di Serigne Papa Malick Sy nit ñu bari nag ñoo ci topp waa Koskas yéen a ngi leen di seen policiers yi ñi ngi taxaw en place nit ñi ak taalibe yi ñi ngi taxaw ku ci nekk di wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah lii moom mooy baat yi nga xamante ni moom mooy gunge Serigne Papa Malick Sy ci këram gi nga xamante ni moom mooy këram bu mujj. ni ñu xam ana ban waxtu la ñu dikk ngir fas ko yéene jëbal boromam. waaw xam naa ni fi mu nekk nii 18h passé na 18h teg na ay simili lu romb tàkkusaan nag ci leen ko jullee fi mu nekk nii gëm naa ni balaa 19h maanaam balaa heure timis yaakaar naa dinañ ko jébbal suñu borom ndaxte cortège bi mi ngi nii di doog a agsi
ñi ngi nii sama ginnaaw ngeen di seen waa Coskas yi ñu def ay ligne di protéger oto yi nga xamante ni ci lan ñoo ànd ak cortège bi ñi ngi seen fëlanale li nga xamante ni moom mooy oto bi nga xamante ni ci la néew bi nekk yaakaar naa ni daal xalifa balaa timis a jot incha allah Serigne Papa Malick Sy dinañ ko jébbal kii di boromam. kon Babacar Fall bul sorey daañu dikkaat ak yow léegi topp mbir moomu la ci anam yi mu gën a yaatoo fu nekk ci réewum Sénégal jóge nañu fa doomu aadama ngir teewee loolu nga xamante ni moom mooy dëjub wala robub Serigne Papa Malick Sy di xalif général di porte-parole bu xalif général des Tidianes kon ñu jéggi ànd ak yéen ci il nous inspire tey nag baayam di Serigne Khalifa Ababacar Sy moom mooy ci ki ñuy jàngee il nous inspire kon ak professeur El Hadj Songe Diouf ndax xam ngeen ni moom Serigne Papa Malick Sy moom mooy am caatam bi mujj ci kaw suuf kon il nous inspire tey moom la ñuy jiital jànge ci ak professeur Songe Diouf indil ñu Serigne Babacar Sy. mu ngi tàmbali xilaafaam ci tarixa tijaan gi altine ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mars ci atum 1922 wuutu fi nag kii nga xam ne moo di waajuram bu góor mi nga xam ne moom moo xàll yoon wi sos ko di Seydi Hadj Malick Sy kooku nag dowut keneen ku dul Seydi Ababacar Sy mi nga xam ne dund na ci atum diggante atum 1885 ba atum 1957 bi nga xam ne ci lay génn àdduna te ñu jàpp ne bokk na ci ñi nga xam ne ràññeeku nañ lool wala boog gën nañ ràññeeku ci yoonu Tijaana ndaxte Seydi Ababacar ñi ko soppoon bari na lool ndaxte Seydi Ababacar yàlla mayoon na ko taaru bu wax taaru bu jëf taaru bu làmmiñ taaru bu nekkin ba nga xam ne wax dëgg yàlla ñi ko soppaloon bu dee am na itam néew na lool mu bind ay taalif yu rëy rëy waaye am na koo xam ne ñu ngi koy waxtaane mu di almaxtum moom ci boppam nee na de Seydina Ababakarin moom daal donte waajuram bu góor wu tedd wa Hadj Malick moom moo sanc yoon wi waaye Seydina Ababacar béy na ci waaram ba mu mot sëkk ndaxte la mu jàngale mooy nit ki daal li nga xam ne moom mooy mandargaam bi gën a war a fës mooy tuutal boppam doyadil boppam loolu bu amee rek leneen loo tabax ci kawam mu nekk ci ay fondement yu taxaw Seydi Ababacar Sy di doomu soxna Rokhaya Daba Ndiaye xalifaam googee nga xam ne diir na ci fanweeri at ak juróom maanaam toog na fanweeri at ak juróom ci xilaafa gi wax dëgg yàlla ku nekk xam na ne dugal na ci loxoom ba mu tooy xepp bind itam ay mbind yu rëy li ci ëpp niñ ko waxee mu jagle ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jagle ko ay ñoñom jagle ko ñooñu nga xam ne ñoom ñooy saaba yi kooku nag liggéey boobu nga xam ne waajuram bu góor Hadj Malick junjoon na tàmbali woon na ko moom wax dëgg yàlla mottali na ko booy itam sax bokk na ci liñ gën a ràññee ci ay jëfu Seydi Ababacar Sy moomu ca atum 1932 daayiratul kiram yooyu nga xam ne sos na leen te mu nekk ay bërëb yoo xam ne dañ fay jàng alxuraan nekk ay bërëb yoo xam ne dañ fay wasifa ak zikr nekk fa ay bërëb yoo xam ne maanaam dañ fay toggee daamu aadama fóot ko wax dëgg yàlla ba njaamu yàlla am daal di mot sëkk bu boromam mën koo nangu kooku nag moo di kii ñuy wax Seydi Ababacar Sy gannaaw ba mu génnee nag àdduna ci atum 1957 ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars ki ko wuutu rek nekk wax dëgg yàlla kooku nga xam ne moom mooy ki ko wuutu mooy nekk ki nga xam ne wax dëgg yàlla ñooy ñi doom yi mu fi bàyyi te doom yi fi bàyyi ñoo xam ne taaru nañ lool kenn ki nekk Hadj Mansour Sy kenn ki nekk Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum kenn ki nekk Serigne Abdoul Aziz Sy Junior ba muy kaatu nag ca Tiwaawoon àdduna bi yëpp ànd di ko jooy ndax Seydi Babacar liggéey bu rëy bi nga xam ne def na ko fi. tey la ko am caatam fekki di Serigne Papa Malick Sy jamono ji ñu ngi koy waajal ñu daal di delluwaat foofu la ci Tiwaawoon ngir fekki Babacar Fall ak anam yi nga xamante ni noonu la ñu taxawee ndax denc nañu ba noppi wala ñu nga ca waajtaay ba nëgër ni waaw xalifa waxtu wi ñuy wax ak yéen ñi nga xamante ni ñoom ñooy denc kii di Serigne Pape Malick Sy ñi ngi ci biir mausolée bi waxtu ñuy wax ak yéen génn gunu mausolée bi ñi ngi ci li nga xam ni moom moo dellu ci wàllu denc bi ñu ko war a denc liñ ceneen ci mën a jàpp tamit moom moo di ni mbooloo mu takku ñoom ñoo ànd ak li nga xamante ni moom moo di néewu Serigne Papa Malick Sy ñoom ñëpp bokk di ko ñaanalandoo kilifa yu baree bari nag seen nañ leen fi
ku demee ni ki Madické Niang seen nañ ko fi ku demee ni ki nga xamante ni moom moo di Pala Meng ak tamit kii nekkoon ancien international de football di Cheikh Seck ñoom ñëpp ak yeneen i kilifa seen nañ leen fii nga xamante ni moom moo di ci Tivaouane nag ñi ngi jooy ki nga xamante ni moom moo di seen i porte parole ñi nga xamante ni ñëpp ñoom lañ fi jot a interroger laaj leen ci li nga xam ni moom lañ xam ci ki fi jógee ñoom ñëpp li ñu wax moom moo di Serigne Pape Malick Sy képp koo xamante ni la woon ku baax la woon ku yaatu la woon koo xamante ne nii li nga xamante ni moom la ko Serigne Babacar Sy jur mosu koo nekk loo xam ne da koy wane li mu gëmoon rek moom moo di nit fu mu nekk dafa war a nekk koo xamante ni dafa war a nite nit ñi dana war a ànd dana war a booloo moom daal képp kenn la koo xamante ni da doon ñaw diggante yi nga xamante ni moom moo rotax leneen liñ mën a jàpp tamit wala boog liñ mën a laaj moom mooy comme que tey la génn àdduna ñu denc ko tey yaakaar nañ ni balaa ñoo julli timis mbooloo mi dinañ tasaaroo lan moo ci tegu ndaxam suba mooy doon dëj bi ak yeneen yu ni mel xam naa loolu fii ak ci kanam kilifa yi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa Tiwaawan yi dinañ ci gën a indi ay réponse lépp luñ ci xam rek ñu dégtal leen ko Khalifa. jëf Babacar Fall ñu ngi lay gërëm di la sant di topp rek ci mbooleem loo xamante ne lu bees rek la ñu mën a baaxee foofu la ci Tiwaawan nga daal di si ànd ak ñun kon ñu wegg yéen ci la totale léegi ñu ànd ak yéen ci digg bi. Yvette Keita Diop di secrétaire général bu syndicat national bu enseignant école privée catholique bu Sénégal niki noonu El Hadj Malick Youm secrétaire général national adjoint bu SAEMS bokk ci comité scientifique bu G7 di kuréelug syndicat bu ci boole juróom-ñaar kon samay gan maa ngi leen di dalal di leen nuyu di leen massawu di leen jaale lu ñu bokk soxna Diop. jërëjëf Khalifa ñu ngi lay delloo njaal li ñu bokk ñun ñëpp di kontaan ci invitation bi ñuy jox tey te toujours da ñuy may occasion rek ñu wax ndax askan week jàngalekat yi nga xam ne ñoom la ñu seqal liggéey bi mun a xam fu ñu toll ak xalaat gi fan la jëm jërëjëf. ok El Hadj Malick Youm ñu ngi lay ziar te tamit di la jaale li ñu bokk. waaw ñu ngi ziar Khalifa. ñu ngi ziar waa Sénégal ñu ngi nuyu tamit suñu co-débattrice madame Diop. di bég trop ci dalal bi ngeen ñu dalal di wax tamit ne dañuy profiter de cette occasion pour jaal waa Sénégal parce que tey moom dañuy wax ne umma islamique moo ñàkk ndaxte tey kilifa gi dem doon na kilifa goo xam ne ñi doon namm sax mën naa wax discours Serigne Cheikh Al Maktoum si moom lañ ko daan maanaam nammanti ko si ay wolof nag laay wolofu lébu bu ñu nammaan discours yu xóot yooyu xëy na moom bu waxee si la ñuy gis suñu bopp tey bi may ñëw rek tey boo xoolee rajo yëpp moom lañ doon teg ngir vraiment ñu ci ressourcé wu kon ñuy ñaan yàlla xaare ko àjjanay firdaws amiin yaa rabbal aalamiin alors soxna Yvette Keita Diop tey lan mooy bilan bi nga xamante ni mën nañu ko def ci journée reprise bi xam ni effective na waaw ci liñ ci jot a xam nga dama leen ne woon dinañu reprendre diocèse yi ñu am yëpp muy set dinañu reprendre ndax dañ ne comme waxu kilifa waaw la sant dinañu reprendre ci biir loolu bu ñu reprendre nag lépp loo xam ne nemmeeku nañ ko ci lu baax dinañ ko wax lépp loo xam ne nemmeeku nañ ko ci manquement yi dinañ ko wax tey nag bien que gàtt na premier jour bi la mais ci li ñu jot a xam keroog wax naa leen i rajo ne leen diocèse Ziguinchor amoon na ay rëq-rëq niveau lycée technique Saint-Éloi ak lycée Charles Lwanga ba ma ko waxee yaakaar naa ñi ko seqaloon dégg nañ ko ndax ne nañ ma démb ci ngoon yóbbu nañu jumtukaay ya fa manqué woon loola réglé na xanaa Ziguinchor kay taw ba moo leen sonal tey taw bu méttee moo leen sonal tey xatal leen bon jéem nañu def muy loo xam ne tamit doy na waar lu métti ci ñoom ba ma demee Tamba it loolu lañ ma waxati taw ba tax na sax ba reprise ba ñu delloo ko ginnaaw tuuti maanaam retardé ko ndax xataloon na yoon yi tooyaay beeg yoon yi fees taxoon na ba xale yi mënuñu jàll donc dañu mujj reculer heure d'ouverture bi heure de reprise bi ci école yépp
bon ñoom problème bi ñu am mooy maanaam xale yi xam nga vacances la ñu nekkoon vacances forcées comme on dit ndax Covid bi confinement bi. donc reprise bi day métti pour xale yi ak distanciation physique bi. am nañ ci difficulté yu bare. oui très bien dañ si ñëwaat léegi surtout xaw ma tax abri provisoire yi foofu bari na fa wala amul ci niveau boobu. waaw suñu secteur amul abri provisoire. c'est ça dinañ si dikk léegi. je parle spécifiquement de Ziguinchor de façon générale. bii loolu lañ ma fa wax dinañ si dikkaat léegi. alors ñu ñëw ci Youm El Hadj Malick bu SAEMS la mooy seen xayma ci bés bu njëkk bi ci reprise bi. voilà jërëjëf Khalifa xam nga keroog tamit amoon nañ chance nga invité ñu fii ci plateau bi ñu ñëwee. waxoon nañ sax maanaam taxawaay bi nga xam ne moom lañ nar a taxaw bu ñu yemee ba nga xam ne le 25 jot na. effectivement ñun comme ni ko ñëpp xamee bu ñu jëmee ci date bu amee noonu solo dañuy convoqué ñun li ñuy woowee bureau exécutif national. kon jàpp leen ne démb ci àllarba ji bureau exécutif national bu SAEMS dafa daje. bi mu dajee nag ñu ne kon gannaaw dañuy tijji l'école yi suba nañ xayma parce que ñun dañu jàpp ne bu ñu waree tijji école yi te ñu nekk ci période du mbas faaw ñu xool lan mooy xam ne matuwaay yi nga xam ne mënta ñàkk ngir aar ñàngaan yi aar tamit ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi. nga xam ne daañu mën a ñàkk école bi ba mbas mi du fa law. bi ñu defee nag xayma bi démb ñi nga xam ne ñoo ñu toogal ci diiwaan yépp yi ci Sénégal jox ñu li nga xam ne moom mooy li tukkee. ci kuréel yooyu fa amoon ñu koy wax ay CRD maanaam ndaje entre gouverneur ak ñi jiite l'école bi ak ñi jàngalekat yi ak acteurs yépp bu ñu xoolee loolu nag dañ ne kon de xel mën na dal parce que région boo jël maanaam li tukkee ci ndaje mi dañu ne ñoom dinañu wàccoo ak protocole bi dinañu jox matériel yu doy te tamit lu jëm ci wàllu li ñuy wax abri provisoire yi nga doon laaj madame Diop. moom wax na lu leer moom amu ko ñun ñoo ci am li ñuy wax 6000 et presque 6000 et poussière. moom ci secteur public bi la am. tey boo demee diggu Ziguinchor bi muy wax nii man dama fay dem tourner ci biir Ziguinchor ci biir centre ville bi am na abri provisoire. mais globalement rentrée bi. donc bi ñu defee loolu yëpp. ñu ne ñu ñoom tamit dinañ def transfert yi. pour les abris provisoires. bi ñu jàppee ne loolu yëpp comme ñoom jël nañ ko comme engagement ñu ne nag suñu gars yi kon tey nañ dem effectivement tey moom dem nañ fépp tamit ñu ngi dajale li ñu fay am ci information di évaluer parce que dañu ne ñun dañuy def évaluation fii ak 2 jours moo nag fii ba semaine bi di jeex. dañuy dajale information mais li ñu information yi joxagum. mooy Dakar tey boo seetee def nañ fii école yu bëri seet nañ ne école yu bëri bokk wàccoo nañ ak li nga xam ne nii moo jëm ci wàllu protocole boobu. xëy na li ci xaw a sooxe mooy di nga dem ci benn école lu jëm ci wàllu li ñuy wax classe yi. dañ ne woon bu kenn dépassé ñaar fukki élèves. fettu nañ ne nag kenn respecté wu ko ndax tamit foofu ñoom nee nañ dem nañ ba 21 22 mais dañuy respecter uniquement la distanciation. je pense loolu mooy l'essentiel quelque part. waaw l'essentiel mooy ñu respecter distanciation parce que nombre bi ñu déterminé woon. c'était dans cet objectif. très bien donc ñun loolu sax lañ ko comprendre pour le moment. que boo xoolee comme bu classe bi yaatoo parce que man dama dem ba ci proviseur. ma laaj leen ma ne dem naa gis ne fii def ngeen 22 23 lu ko waral ñu ne non fii ñun dañ ñu ne benn note moo génn ñu ne leen fii au lieu de 20 su dee mën nañ respecter distance bi mën nañ dem ba 22 mais ñun li ñuy wax rek mooy li gënoon daal. dal xel mooy bu dee protocole bi dafa ne nangam nañ yem ci loolu ñu jéem a kii loolu daal xam naa ne benn manquement la beneen bi xëy na ñiy téye thermoflash yi tamit am na école yoo xam ne man vraiment seet naa ne waa mairie dañ leen yónnee ay agents yi ñëw téyel leen yooyu mais tey am na école yu ma visité mën naa joxe tur beeg yëpp yoo xam ne élève mooy taxaw yor thermoflash bi di nattal moromam yi xam nga loolu c'est pas fiable donc moo tax ñu jàpp ne nañu jox affaire bi. mais thermoflash yi matale na. non am na comme tey boo demee lycée bu mag bu tudd Blaise Diagne. benn thermoflash ci buntu ba. nga dem lycée bu mag bu tudd Limamoulaye ñoom tey am nañ peut-être 100 thermoflash yoo xam ne. tey boo xoolee sax am na yu bëri ñuy utiliser am na lu ñu denc. oui kon déséquilibre boobu xëy na la ñu war a gën a. pàccoo pour ku nekk voilà. mën a gis ci sa bopp. xëy na loolu rek mooy manquement yi. ak peut-être li jëm ci wàllu nombre d'élèves yi ma wax. ak nombre d'élèves yi. loolu daal ñu ngi kii mais xayma la ñu nekk. ñu ngi xayma ma rappeler ne. dañuy xayma. donc ñun yónnee nañ ay fiches yoo xam ne
professeurs yëpp ñu ngi koy remplir. daañ ñu ko yónnee. bu ñu ko yónnee ñu dajale nag xayma. si la ñuy waxee. alors madame Yvette Keita Diop am na benn volet aussi bu am importance boo xamante ni yéen la concerné spécifiquement mooy wàllug mensualité yi bu fekkente ne ni parents yi sawaruñu ci pay gi wala gis nañ ni pay gi c'est pas très légitime nguur gi ci wàllam bu ngeen jàppee ni yéen jàppale leen na mu waree loolu nan lañ koy lijjantee. waaw Khalifa di nga ma may tuuti ma dugg ci Kaolack. comme ni ko sama camarade bi waxee. dañu yónnee ñu di ñu indil toujours li xew ci terrain bi te mat léeguñu nag waaye li ñu jot a amit bëgg naa ñu génne ko ndax Kaolack nee nañ ma directeur diocésain ba fa nekk muy borom diocèse ba nee na la ko iyaa ba jox matewul dafa am lu manqué. ay soo yu amul couvert la jot. xëy na nag dinañ ko matali. ndax signalé na ko am nañu école bu ñuy wax Sainte-Anne de Sibassor ñoom jotuñu dara. jotuñu dara. bu weesoo loolu nag zone yi ñu ma wax yépp tamit élèves yi ñëwagul la. ak yooyu maa ngi xaar yëf yi dellu si. ci li nga ma laaj léegi nag dinaa ci sawar a wax lool. bien que xëy na lu délicat la. parce que jàngale privé ay xale di ñëw nga di leen jàngal ñu seen parents di fay école contrat li ñu naan contrat synallagmatique maanaam entre 2 personnes. damay jàngale sa doom nga fay. bu jàngale amul doo fay mooy contrat bi ci yoon waaye nag li tax bu contrat bi bu amee benn partie boo xam ne respecté wu ko beneen partie bi bu ko neexee téye loxoom bu baax loolu laa bëgg mu sax bu baax bu xamee ne am na benn partie bu respecté wul beneen partie bi bu ko neexee téye loxoom léegi nag li waral ba contrat bi respecté wuñu ko du coobare parent d'élève du coobare école ba du coobare jàngalekat ci biir loolu nag mu indil loraange jàngalekat yi ndax jàngalekat yi wax naa ko fi bële yoon bu fekkee ne payoor duggul duñ leen fay léegi nag buñ ne reprise am na xam nga dañ naan jàngalekat yi dem leen ngeen reprendre liggéey waaw jàngalekat bi nga xam ne toog na ñetti weer fayuñ ko reprise am dina yomb dina métti moo tax ma ne lii nañ ci rafetal diggante bi na mu daan rafete ndax ñu daan ànd démb ak bërka démb lu tuuti waru la yàq seen diggante tey toog waxtaan moo mun a am déggoo ci ay kàddu waaye tribunal bu ci bëggee am ak porte plainte bu ci bëggee am day ñaaw fi mu nekk nii la mooy pomme de discorde bi seen diggante yéen ak peut-être parents yi ñee nañu dañ leen laaj pour ñu fay 3 mois d'arriéré yi te ñoom duñ ko fay mënuñu koo fay mooy 3 mois yi seeni doom jàngul duñ ko fay mënuñu koo fay buñ ko waxee sax mën nañ koo dégg waaye li ma wax moo am école ba newul xale bi toogal ci coobare boppam parent bay teewul doomam ci coobare boppam léegi ki nga xam ne moo waral décision boobu moom moo war a dugg ci diggante bi fi mu nekk maanaam nguur gi moo war a àtte boobu bu fekkee ne war na ko àtte bu dee mën na joxe lu indil ndàmpaay 3 weer yooyu jàngalekat yi coow li jeex bu dee mënu koo indi it xëy na mu dugal ci loxoom ba wax ak parents yi mbaa ñu am luñ def ba jàmm ne ñooy parce que fii xaajoo xiiroo ŋaayoo xaju fi mais dañu définir woon ci terme yu clair anam ñuy doxalee bi mbir mi xewee bi taggatémbe gi defee ñu ko ndax xam nga ne dafa bett ñëpp ndax kenn xaaru ko woon te kenn xaaruloon ne diir bii dinañ ko am xaaruñu ko woon léegi nag bu ne kët dal ci kaw ñëpp yaakaar naa mu léegi en attendant la mooy démarche bi da ngeen bàyyi xale yi ñëw jàng ci tout de même xale yaa ngi jàng ñi fay ak ñi fayul waaw bu méttee ba métti nag xam nga jàngalekat yi itam boo xëyee amoo lu la yóbbu wala waccoo dara sa kër waxoon naa ko fi ba lay yoon sa poos dara nekku ci du neex pour nga dem taxaw naan da ngay liggéey mais jàngale xel la xale yi risqué wu ñu oññi leen ba léegi day xamaguñ ci dara ba fi ma toll nii tey xamaguñu fuñ ci toll dañu xaar ba am ci lu ñu leer mu mun koo wax waaw du coup yéen fasu leen yéene oññi xale yi waaye di ngeen comprendre enseignants yi toog parce que l'un dans l'autre c'est pareil parce que nag kuñ joxul dara mënuñ laa forcer ne la 3 weer fayuñ la ko waaye di nga dem toog liggéey kenn mun la koo forcer kooku kenn mun la koo forcer léegi nag moom moo tax ma ne waxtaan a mën a am waxtaan rek moo mën a am ndax kuy inscrire sa doom pour benn année tax nga inscrire ko soo bëggee sa doom génn ca école ba
da ngay ñëw laaj li ñu naan certificat de scolarité. mu wane ne xale bi bokkatu fi. tant que laajoo ko xale baa ngi ci école ba. mu ngi mel ni yow mu tukki luye benn néeg tukki wacc ay bagage ca néeg ba dem dellu sa ne borom kër ga du ma fay ndax damaa tukki woon. occupé wu ma néeg ba. waaye say bagage am ca néeg ba. léegi ndimbal li ngeen doon laaj si nguur gi da ngeen si jotul wala. ndimbal li dafa néew. wax naa da ngeen ko xeeb. dafa néew ndax 1 milliard. waaw bu fekkee ne dañ ko bëgg a jox enseignement privé yépp privé catholique privé laïque franco arabe ñu war koo séddoo. daanaka presque 350 000 la école bu nekk di am xam nga ne loolu fajul dara. oui fajul dara. fajul dara. très bien xuloo wuñ ci xeexuñu waaye dañ ne dafa néew. mënuñ koo jël boo ko jëlee noo koy def. donc daal fi mu nekk nii année privée catholique yi en tout cas pour xale yi hypothéqué na ba pare daanaka bu njiit réew mi jógul. juuti réew mi ñu ngi koy ñaan mu jóg. ci te yaakaar naa dina jóg. alors Youm par rapport justement ak abri provisoire yi ñu doon jot léegi xam nga waxoon nañ fi benn proposition. nii nguur gi réquisitionné woon ay réceptifs ngir yóbbu fa. ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi amee jàngoro ji asymptomatique. noonu la ñu waroon a réquisitionné ay bërëb. ngir yóbbu fa ndongo yi. loolu proposition la woon ndax àggoon na fa mu war a àgg est-ce que dégg nañ ko ni ñu ko waxee woon. voilà vraiment donc si point boobu. damay wax directement que ne. aujourd'hui bu ñu bëggee seet sax li nga xam ne moo sooxe. ba tey mën nañu wax ne boo xoolee tey reprise bi am na. mais Dakar reprendre nañ. am na sax xëy na tey tolof bu tax que ñu war a xam ne tamit am na du école yëpp ñoo reprendre Dakar. par exemple tey bi ñuy def tournée man dem naa ba fi ñuy wax banque islamique lycée bi. seet naa ne tàmbalewuñ xëy na am na lu tax boo delloo nag tey abri provisoire yi. comme am nañ ci lu ëpp juróom benn junni abri provisoire ci système bi comme li nga wax nii ñun dañ ko yàgg proposé ñu ne nañ leen transférer fu ñu mën a ne ci nawet bi état bi jël na ay engagement moom lay wax engagement yooyu dañ koy xayma li ñu mën a wax tey mooy ñëpp ñi nekk abri provisoire par exemple tey te nekk ay Casamance fi doon taw mooy maanaam Ziguinchor mooy Kolda mooy Tamba mooy tamit Vélingara ñooñu ñëpp reprendre wuñ pour le moment pourquoi parce que effectivement taw bi tey dafa taw foofu taw bu am doole boo xam ne sax waxuma la sax abri provisoire am na taw bi école yu mu yóbbu seen ay zinc ndax doole bi kon waxuma la ñi nekk en fi nga xam ne du dur kon idée boobu ba tey ñu ngi siy xaar état mais nag am na lu ñu proposé boo jëlee Ziguinchor lan lañ wax dañu créer ñoom beneen système bu tudd mutualisation des écoles mutualisation des écoles mooy lan bokkante école yi. loolu initiative wu. waa Ziguinchor waaw IA bu Ziguinchor. bi ñu réunir ñoom dañu proposer benn solution bu tudd mutualisation des écoles. mooy lan boo jëlee école bi su dee moom dafa am ay abri provisoire ñu jàpp ne am na école bu nekk ci wetam boo xam ne bii xëy na ñi fay ñëwaat mooy ñiy def examen kese ñu ne kon école yi classe yeneen yi nga xam ne tijjiwuñ ko lu tax duñ ko abal waa école bi ngir ñu mën fa dugal seen ay ndongo. loolu mooy mutualisation ñu bokkante. ñun ñu ne même idée boobu bañuñu ko mais daal li ñu xam ba xam mooy lu jëm ci wàllu abri yi comme nekkuñu ci système boo xam dafa am ñaari l'école école des pauvres école des riches benn école bi la si lañ war a tàggat doomu Sénégal yépp ñu ne nguur gi na jël ay matuwaayam ngir xale yi nekk ci abri yeeg yi nekk ci école en dur yi ñépp ñu tàmbalendoo demandoo. loolu nag tamit day wane li nga xam ne tamit mooy càggante goo xam ne seet nañ ko ci nguur gi tey bu ma la joxee benn lycée bu ñuy wax Seydou Nourou Tall ñoom depuis 10 ans ñu ngi wut ndox. ndox ci école bi 10 ans. mais loolu sotti na tey parce que. mais ñu ngi ko réglé ci benn bés. c'est ça. kon dafa am càggante. les abris provisoires yi ñuy wax 6 000 yooyu mais depuis plus de 20 ans nit ñi ñu ngi ciy wax pourtant boo calculer ne benn abri bu nekk dina coûter peut-être. benn classe bu ne 10 millions actuellement mais boo calculer le nombre d'écoles nga multiplier l'école n'a même à état bi soxlawul sax lu ëpp 60 milliards et quelques 66 milliards notamment bi ñu defee calcul pour régler lool manque de volonté bi manque de volonté tey jii këtt na jonn bi waaw moo waral ñu taxaw saafara mbirum ndox mi mu ngi noonu waaye yàgg na fi ñu amoon kàttanam te tamit ñëpp xam nañ ne école muy mbas wala bu dul mbas mais dafa war a am ndox. très bien xam nga fooy xale di dugg. amul ndox amul benn sécurité bi. amul benn maanaam cet gi. kooku day indi ay risques. moo tax ñu ne muy mbas wala mu dul mbas ñun protocole bi sax daf ñu jàngal lu bari
loo xam ne jàpp nañ ne buñ génnee si mais pour revenir à la question de base. lu mooy mutualisation boobu waa Ziguinchor def. waaw amagul benn taxawaay ngir jéem a indi saafara ci abri provisoire yooyu. non parce que pour le moment. comme li ma la wax rek dañuy xayma. xam nga léegi comme tey taw na. waaw fi ñu am abri yépp ñooñu reprendre uñ. tey reprise bi amul Kolda maanaam localité yi ëpp ay abri. tey mën naa wax ne jànguñ. kon ñun dañ leen di may maanaam fii ba ñaari fan yi ñu leen wax. ñu xayma suñu xaymaa nag seetlu ne ci abri yépp fi ñu am. nguur gi de deful li nga xam ne moom lañ waxante woon ak moom. nous serons obligés. alors si point boobu ñu wax nguur gi mu wàccoo ak moom parce que loolu mooy engagement bi nga xam ne jëloon nañ ko. am na aussi lu jëm sax si wàllu protocole bi nga xam ne. dañ ko jëlaat rek dérouler ko sans def révision. ñu jàpp ne tamit foofu état bi. war na xoolaat. parce que sport par exemple dafa am solo ci santé élèves yi te dañ gis ne même bi ñu reprendre. dañ ko sooxe. donc EPS bi bokkatu si. alors madame Diop fu mu nekk nii donc reprendre nañ. donc mel na ni nguur gi li mu doon ragal amul. léegi ana yan élément mooy éléments yi nga xamante ni moom la ñu war a moytu mu war ñu mën a delloo ginnaaw jamono ji parce que dellu ginnaaw bi du ko tax a yomb. déedéet du ko tax a yomb Khalifa. jàppale école yi rek comme ni ma ko waxee parce que ni ko camarade bi waxee Dakar moom gaa école yi daanaka yépp am nañu matuwaay yi du yépp de mais dama ne suñu boor. c'est que li ma bëgg a wax mooy par exemple reprise bi. ñu ngi ko doon fexe muy lajj. léegi sotti na. mu des maintien bi maintenant. yan élément ñoo ko war a mën a perturber pour delloo leen gannaaw. fi mu ne de mooy suñu digganteeg parents d'élèves yi. Yéen loolu mooy seen menace principale. waaw du côté de l'État. subvention bi ñuy wax. subvention bi jàll toujours mooy aide bi ñuy jox chaque année. école privée yi te loolu ci école privée reconnue rek la. subvention bi génne nañ ko. léegi li des mooy ndimbal ba. ndimbal bi nag. subvention ba tey doyul pour combler retard salaire yi. subvention bi 1,2 milliard la. pour toutes les écoles reconnues. ba léegi du ko fàcc. du ngeen si am 500,000 wala. du bëri daal. waaw parce que maanaam 2% des salaires lay représenter. donc daal lu jëm ci wàllu programme bi lu jëm ci wàllu quantum horaire yi lépp man daanaka dina matale. ñu ngi seen menace principale mooy juste. coow loolu ñu fay coow loolu bu ñu doxee diggante bi. dama yaakaar ne borom dëkk bi comme ni ñu koy waxee le père de la nation. yaakaar naa dina xalaat ne lii. war na ci dugal loxoom. ndax du toog seetaan ñuy ay sitting ci école devant les écoles privées di leen yóbbu tribunal ñu ñiiyoo ŋaayoo. yaakaar naa du loolu mooy faciliter. reprise bi. très bien alors Youm. yan élément ngeen njortu ne xëy na si l'on y prend garde mën na menacer maintien bi jamono ji. voilà xam nga fi mu toll nii Khalifa reprise bi am na. mais attention buñ jàpp ne maanaam. lépp daal sotti na. wax na reprise bi dafa am sooxe bu mag buñ ci seetlu sooxe bi njëkk mooy école bi dafa nekk école communauté bi école bi du école gouvernement bi. du école ministre de l'éducation du école bi moom moo leen formé ñoom. askan wee ko moom kon lépp li ci war a am dañ ko war a toogee waxtaane ko mais dañuy fàttali ne bi ñuy dem ci reprise bii tooguñu ak syndicat yi laaj leen ci seen xalaat waxuñu sax ñun ñu autoriser non mais nañ weccoo xalaat defuñu ko dañ tëb rek dem jut seen date dem kon loolu moom la ñuy wax absence de démarche participative maanaam ba léegi diisoo ngir jariñoo l'école bi amul nañu diisoo ñaareelu poñ bi nga xam dañ jàpp ne tamit sooxe na te buñ ci deful attention dina indi problème moom la ñuy wax tey protocole pédagogique ñun syndicat yi dañu xayma ñu ne attention am na protocole sanitaire waaw santé bi oui mais protocole pédagogique ba léegi amul protocole pédagogique mooy sanitaire bi moom mooy ngir moytu mbas mi mais nag léegi lu jëm ci wàllu programme bi si boppam ñu dugg ñu seet est-ce que programme bi dañ koy wàññi lan lañ siy jël nuñ koy jàngalee loolu dafa am solo. je pense que ñoom rek la ni ko privé catholique bi yéen si des peut-être. non mais ñun suñu côté. ñoom dañu tëb rek. nañu voilà léegi dinañ teg benn comité pédagogique. boo xam ne moom mooy décider kan mooy jàll ku dul jàll si yan ñu ne du noonu. te tey ñetteelu point bi sax moom si laa jëm mooy par exemple attention gis nga école bi tamit faut que ñu xam ne. warul nekk école kumba am ndey ak kumba amul ndey. boobu ba léegi ñun wax ji yëpp mu ngi jëm ci. waaw ñiy def classe d'examen
mais ñetti millions élèves Très yi bien, toog seen alors. kër nag te defuñu examen. li ma bëgg ñu ñooñu tamit seen cas faaw ñu càmbar ko. xool Absolument. nu ñuy doolelee. système bi ñu fi teg pour ñoom ñu jàngal leen sa kër ga. ñu bañ leen a tëbal classe wala ñu bañ leen a dribbloo. même bu ñu leen di mais système bi nañ ko renforcer. mais de fait xool seen cas de fait dañuy redoubler wala. déedéet. waaw non xam nga fi mu toll nii. loolu waxtaan la laaj. moo tax ma ne gis nga yow li nga wax noonu xel nangu na ko. nit mën na ni lii nit ne moo tax ma ne ñun ñuy acteurs yi. ñoom duñ ne dañuy tëju seen bureau. mais dañu war a toog ak enseignants yi ñu définir. aujourd'hui boo xoolee niveau bi gars yi toll woon mooy ñooñu def sur 1296 heures. ñooñu def nañ peut-être à peu près 700 heures. mais des na 500 heures yu ñu war a complet ci xam-xam kon ñooñu. mënuñ tëb rek ne ok dañ leen di jël jàllale wala lii non nañ mais nit ñi ñu waxtaan. su dee dañuy laaj ay cours de renforcement yu ñu leen di defal. ñu def ko mais mu doon yu matale ba nga xam ne dina wër Sénégal yépp ñëpp mën ci jot. alors li ma bëgg ñu jeexale que il est heureux de voir que ñaari confession yëpp ñu ngi toog fii ñu gën a fës ci Sénégal en tout cas comme dañu toll ci jamonoy crise ñu waxu résilience ku nekk xam na ne bu ñu nekkee ci ab gox. bu ñu bëggee tabax wala ñu réfectionner wala ñu jënd ay tapis wala ay ventilateurs ci jàkka ji wala ci église bi nit ñi ñooy cotiser. ana tey lan la ñuy xaar ci quartier bu ne ci wàllu résilience bi est-ce que jotul parents yi seen wàllu bopp waxuma waxu pay gi de waaye ku nekk génn sa ñaar dërëm pour jàppale école bi ci sa gox parce que nag bu fekkente ni nit dina jël ay junni. def ko ci jàkka ngir yaakaar ci yàlla. romb na école ba guni lal ay basang te loolu moo xew suñuy koñ si église ba même chose loolu moo xew suñuy koñ donc loolu tey yéen en tant que acteur si cadre résilience boobu est-ce que tey duñ rek lépp la ñuy jël rek parce que si crise la ñu toll président mu ngi fi wax ni ragal na récession ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu comme ne récession kay am na daf ko rafetal waaye dépression lay ragal waaw léegi ban responsabilité la si parent bu nekk am la si jullit bu nekk am la si catholique bu nekk am parce que tamit jéggi fi l'école bi jënd basang si jàkka ji te xale yi amuñu fu ñu toog rafetul kuy njëkk a jël kàddu gi waaw man dama bëgg nga may ma tuuti ma dellu ginnaaw ci ñàkk waxtaan beeg ñàkk toogaay gi mun naa ne sax G7 xëy na toog ngeen ak ministre bi waxtaan waaye ñun nii ba léegi tooguñu keroog ba nga xamee ne am nañ visioconférence ak moom dama ko wax ministre bi ma ne ko enseignement privé am nañu syndicat am nañu bureau parents d'élèves même au niveau national qui sont bien organisés il y a même la direction de l'enseignement privé au ministère il y a am direction enseignement privé ministère enseignement privé catholique nekk fi laïque nekk fi franco-arabe nekk fi waaye toogaay benn duñ ci oo sunuy syndicat ñu waxtaan mu mel ni ay mouvement fi ne wala boog ñu seen xel motul moo fi nekk. wala ñu mënal seen bopp. wax naa ko keroog ministre bi ma ne ko kooku cri du cœur maanaam sama xol laa tibbee li may wax. ak résultat yi ngeen di génne ci réew mi at mu jot ndax fa waxtaan amee war nañu caa oo. tigi dégg nga xam nga keroog dem naa ba ne man je ameluma G7 dara. très bien ndax ñun ñëpp a bokk li ñuy xeex. léegi li ñu dese si waxtu yu bari bëgg naa loolu ñu wax si wàllu résilience bi. waaw parce que tamit dafay jot parfois ñu waxante dëgg. parce que sa dëgg toll nañ si jamono joo xamante ne crise bi mondiale internationale la. te ku nekk ci wàllu wa nga féete. waroo toog di xaar nguur. laaj na nag communauté yëpp jukk te li mu wax am na de c'est-à-dire tey jii. dëgg la di nga gis ku jënd basang yóbbu ci kii jàkka ji. ki jënd kii ca jàngu ba. te aspirine amul si dispensaire bi nekk si koñ bi. loolu wax mais la c'est la vérité. wax la loolu wax ju leer a leer la. oui ndax dañu naan xoddeeku balaa ngay lakkale. tigi bu fekkee ne yow lii yaa ngi xalaat dem ci jàngu wala ca mosquée ba am loo fa def lu rafet. am na leneen loo xam ne moo la gën a jege. tigi sa njaboot di fa dem. say mbokk di fa dem. muy lu yàlla fonk di ko fay. di ko fay. ku amul doom buy jàngi école am nga doomu jàngalekat. wala nga am mbokkum jàngalekat. nga war caa taxaw def ci sa loxo. def ci sa kentalaay kàttan. pour defar rek ndax communauté la ni nga ko waxee. ku nekk da nga cee war a def sa loxo. ku nekk da nga cee war a jàpp pour jëmale ko kanam. moo tax waxtaan wi ku nekk war ci dugal sa gémmiñ. dëgg la defar mu rafet pour ñu mën a jëm kanam. wala leen parents d'élèves yi ñu cotiser. man moom vraiment damay rafetlu xalaat boobu nga xam ne xalifa daf ko am. xalifa bi ñuy mujjee def émission da nga wax lu am solo. nga ne yow yaa dellu cité Bernabé Thiès. cité Balabé waaw. cité Balabé waaw école Ibrahima Sarr nga dem fekk école bi nga jàngee yow. waaw ñu lal ay basang. waaye xaw na ma faa xalifa jooy. yow boo seetee ban at la woon yow bi ngay def élémentaire foofu. waay walaay kon école boobu. fin des années 80 ñaata. leader la formé tey. tigi ñoo xam ñu ngi ci nguur gi. dëgg kon dama jàpp ne. li nga wax noonu xel nangu na ko. mais nag comme dañu wax ne aussi école bi tey ñii nga xam ne moo leen jiite. ñun dañu am chance su am benn président boo xam ne. dafa maanaam gane àddina après indépendance. donc moom
tey mën naa wax ne c'est un pur produit de l'école sénégalaise. école bee ko formé defal ko lépp ak génération bi mu àndal. ñoom ñoo njëkk a am devoir de reconnaissance vis-à-vis de cette école. li ñuy njëkk a def mooy yéen privé. 1 milliard mënul relancer privé bi. dañu war a yokk foofu xaalis bi nga xam ne mooy fonds Covid 19. ñu wax ko te dañu rééquilibrer le fonds parce que école boobu moom mooy le moteur de l'économie de ce pays là. foog ñu xam ko. école bi mooy moteur bi. mooy indi maanaam la transformation du capital humain. bi tax dëkk bi jëm kanam kon nañu jox école bi dooleem. kon ci fonds boobu d'abord ressources publiques yi. nañu gëm a rééquilibrer jox ko li mu moom léegi nag terewul idée yi nga wax moom effectivement gis nga tey boo demee ci école yi lu tax masque man école yi ma visité tey ci banlieue bi ñëpp dañ ma seedeel ne ma mairie bi de jàpp na ci personnalité yi koñ bi jàpp nañ ci kon résilience boobu ñuy wax effectivement nit ñaa nga ca waaye état bi na ci jiitu xar ci tànk tubéyam ngir nit ñi mën a tamit sawar di ci dem parce que école bi tey moom mooy l'unique champion de ce pays parce que moo formé toutes ces générations yi nga xam ne tey ñoom ñoo yor avenir u dëkk bi kon ñu yaakaar ne ñoom aussi war nañ delloo école bi njukkal. jërëjëf El Hadj Malick Youm secrétaire général national adjoint bu SAEMS bokk ci comité scientifique bu G7 ñu ngi gërëm également Yvette Keita Diop di secrétaire général bu syndicat national des enseignants école privée catholique yu Sénégal ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ànd ak yéen tuuti ci publicité. laata ñuy àgg ci xibaar yi wala ñu delluwaat rek fa nga xamante ni moom mooy ca Tivaouane fekk fa suñu ndaw lool yi di Babacar Fall laata ñuy àgg ci xibaar yi ci kanam tuuti ak Assane Gueye bu sooyee suñu borom kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci kaddu gu mujj xanaa ñu bàyyi la 30 secondes nga jox ñu sa kaddu gu mujj. dama bëgg a dab sama camarade bi li mu wax rek. ñi jaar ci école yi bare nañu. te ñi jaar ci école privée bare nañu nekk ci dëkk bi. bari na nekk ci dëkk bi ñoom ñëpp ku jógoon jàpp ci. yaakaar naa coow li du bari. chef de l'État nag dama koy ñaan mu seetaat naka la war a def ba yokkaat loxoom. ci ndimbal bi mu dimbali école privée. jërëjëf néew na trop jërëjëf ñu ngi lay gërëm di leen sant kon mbokk yi mbir maa ngoog di leen gërëm di leen sant di fàttali rek tiis bi nga xamante ni Sénégal moom la yeewoo muy dellu si boromam bu Serigne Pape Malick Sy di porte-parole bu xalif général. de Tidiane ñu koy jaale mboolem umma bi di ko jaale mboolem Sénégal ci tisoo ñu bokk di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu daal di koy dolli ay leer daañu dellu seeg yéen àggali li des ci total d'ailleurs dernier chapitre bi moom la ñu koy jagleel ci gën leen xamle ak moom waaye tamit ci ay kàddoom yi nga xamante ni daanaka yëkki muy kàddu yu mujj bu fekkente ne ni mën nañoo dem Tivaouane bu dee Babacar Fall noppi na ñu ànd ak moom lu ko mooy rek ñu dem ci xibaar yi. Babacar kon Babacar teew na Babacar teewagul Babacar teewagul waaw teew na wala teewagul bu fekkente ni Babacar teewagul kon ngeen xaar ko ci kanam tuuti rek ci journal bi bu soowee suñu borom di leen gërëm di leen sant di leen jox daje ci kanam tuuti rek incha allah kon Babacar teew na waaw kay Babacar ñu ànd ak moom kon mu gunge ñu ba ci xibaar yi Babacar Fall nga xamal ñu rek seen tolluwaay jamono ji laata fileek ñetti minutes ñu àgg ci xibaar yi 19h45 yi. waaw Khalifa léegi li mën a jàpp rek moom moo di Serigne Papa Malick Sy fi mu nekk nii mi ngi noppalu ci wetu magam bi di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy denc nañ ko léegi laata ñuy noddu timis mbooloo mi nag ba léegi am na ñu des ci mausolée bi waaye ñu bari ñi ngi commencé ñibbi fi mu nekk nii daal liñ mën a jàpp moom moo di Serigne Papa Malick Sy moom jébbal nañ ko boroomam di ci des nag di ñaan yàlla rek ñaan yi nga xamante ni jullit yi fi daje yépp te jóge fu nekk ci réew mi yàlla na ko ñaan yooyu fekk fa nga xamante ni fa la tëdd ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais daal liñ mën a jàpp daal moom mooy di Serigne Pape Malick Sy fi mu nekk nii jébbal nañ ko boromam. jërëjëf Babacar Fall amin ci ñaan yi du ñàkk ba ci kanam tuuti di nga ñu wax bu fekkente ni am nga yeneen i xibaar ci li toftalu ci denc gi nga daal ñu koy baaxee ci biir journal bi lu ko mooy xel mën naa jàpp ne mën na fee yamit ndax dëj bi mujj ki nga xamante ne mooy xalif général li mu def rek mooy yeewi doomu aadama yi ci li mu gën a gaawee ndax jamono ji nga xamante ne du jamonoy dajaloo du jamonoy saafuntoo donte tiis na ba Sénégal yëpp màbb nañu dem fa. Je vous le disais, dans ce troisième et dernier chapitre de cette totale du 25 juin 2020, nous rendons hommage
à Serigne Papa Malick Sy, porte-parole du khalife général des Tidjanes, arraché à notre affection ce jour. Nous vous proposons en lieu et place donc des 5 dernières minutes un extrait de ses enseignements, des enseignements longuement prodigués avec humilité, mais également beaucoup de générosité. Mais juste avant, voici le portrait de l'homme signé Isidore Alexandre Sène. C'est en wolof, regardez. Assalaamu aleykum. Pape Malick Sy mu ngi yore kàddu njabootu Tidiane bu Tiwaawoon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre 2017 ginnaaw génnub àdduna Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine mi nga xam ne moom moo fi jiitu Serigne Babacar Sy Mansour mi toog jamono ji ci xalifa bi moom doomu Serigne Babacar Sy la ak soxna Astou Kane ci sëtu El Hadji Malick moom moo fi ki gën a mag ginnaaw xalif bi nga xam ne moom moo fi nekk daanaka Serigne Cheikh Tidiane Sy moom moo ko yar ñenn ñi sax jàppoon ne papa la ci moom waaye moom rakku Al Maktoum la daanaka lépp lu mu xam rek ci ëttu Serigne Cheikh la ko xamee Pape Malick Sy lenn li nga xam ne mën nañ ko xamee moo di ci wàllu solu wax ji tamit tey na ci te yàlla may na ko bu baax a baax daanaka kàddu bu mu yëkkati rek nit ñi dañ koy déglu bu baax a baax moom mi yore kàddu njabootu Tidiane bu Tiwaawoon lu ci mel ni actualité saa yu amee occasion bi rek da ciy wax bi ci mujjee moo di bi président de la république ñëwee fi nga xam ne moo di Tiwaawoon ngir amal tukkib nemmeeku ci xalifa bi moom woo na woy politique yi ñu gën a jiital li nga xam ne moo di intérêt réew mi. président Macky Sall ñu wax ko ku ko ni bëgg naa ànd ak yow liggéey na la tàllal loxo du yàq. moom Pape Malick Sy yore kàddu ki nga xam ne moom moo fi toog yore tamit kàddu njaboot gi ñu bëri nee nañu xaritu Serigne Babacar Sy Mansour la waral sax ñoom ñaar du ñu réeroo benn yoon. Comme je vous l'annonçais tantôt sur ces 5 dernières minutes ce soir, consacrées donc à Serigne Pape Malick Sy, un extrait de ses enseignements, ces enseignements prodigués avec humilité et générosité, comme je vous le disais tantôt. En voici un d'extrait, et puis juste derrière, vous retrouverez Malick Thiandoum qui va parler dans Entrère Coronavirus de la lutte, de la riposte, mais ce soir aux couleurs de la reprise, le retour vers les classes pour justement les élèves en classe d'examen. sëñ Babacar Sy nee na ñetti ruux rek laa yëg ne yàlla gi leen doon bëgg a jël ma ni ko tin ma ci ñoom waaw mu ni kii Alxaaji Abdoul Aziz la kii Alaaji Massamba Sall la kii yow mi Pape Malick waaw moom sëñ Babacar Sy man rek xaw ma lu ma jotoon parce que boobu aw ma sax juróomi at waaye daal xam naa ni tëdd naa guddi goo xam ni sëñ Babacar a ngi taxaw tiim soxna soo ngi taxaw tiim sëñ Mansour ak sëñ Cheikh ñi ngi ma tiim jigéen wax soxna sukkan wax sëñ Babacar ni ko lu waroon ndey ci doom de def naa ko waaw lu waroon ndey ci doom def naa ko waaye xale baa ngi nii war a wuy ji boroomam léegi nag yaay jël say responsabilité sëñ Babacar jël dog jox ko Serigne Mansour ak Serigne Cheikh ni leen jaar leen ci seen baay Cheikhou Sy ngeen ànd ak moom ngeen dem ci rawdu Cheikh El Hadj Malick ngeen jàng fa dog bi waaye ngeen wax ko ni ko turandoom bii maa ko li muy bëgg-bëgg ku ko wéttali barsàq maa ko ko gën a soxla fii na ma ko fi bàyyi ñoom ñu dem ci rawdu Cheikh El Hadj Malick di fa jàng dog bi ci gannaaw tisbaar astaghfirullah ci gannaaw gée ba bi fajar di jot la ñuy door a pare ñoom tam bi ñuy delsi ci kër gi pour ni jàng nañ dog bi ba noppi ñi ngi fekk soxna saa ngi ma uuf mel ni dama dellu si waaw mel ni dama dellu si soxna si moom xam naa bu ñu doon wax un enfant gâté waaw parce que daf ma daan wax ni ma caat du fer caat du fer ba tey baax na caat du fer waaw te boo xasee ba ni jullit la war na am loo ko sédd moom
te gis nga mandute alquran ak mandute diine waaw xoolal les chrétiens ni leen alquran tagge chrétiens yi la wax wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun yàlla nee na modestie ci chrétien yi la yem waaw nañ seen responsabilité way xëy jël yëpp teg ko borom bi. J'ai toujours défendu la position des créateurs. Ils l'ont toujours mis sur le banc des accusés. Et c'est pas normal. Yàlla dañu koy seetal. waaw am na loo xam ne bakkan jël mënul jóge lu dul ci moom waaw parce que moo xam fam koy jaar waaw. dafa am ñu ko ñeme. waaw ñu ñeme parce que gëmuñu ni faatu am na faatu amul li am mooy ñaar yu àndoon tàqali ko kenn ku ne ñu delloo ko ci cosaanam ruux kaw asamaan la dëkk yaram matière la dañ koy delloo ci suuf ruux dellu ci kaw Sëñ Cheikh Tidiane Sy mu ni la mort n'existe pas ma ni ko lu tax mu ni ma c'est le processus de réintégration qui permet à l'âme de rejoindre le monde spirituel. xam nga gëm yàlla yomb na mais wóolu ko moo jafe yàlla ku ko wóolu boo tëddee nelaw mais boo ko wóoluwul lu yëngu nga tëb waaw nañ ko jox cëram waaw nañ ko jox cëram waaw soxlawul sunuy bakkaar pour nekk yàlla yàlla dara mënu ko tere nekk yàlla bu ñépp àndoon bañ ko jàmm yit mu nekk yàlla waaw loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk yàlla na nu jéggal sunuy manqué te ubbil nu nag buntu yaakaar yàlla ñu nekk ñëpp nekk jàmm ci jàmm ci biir ñëpp nekk ci jàmm ci biti waaw ba tax na tabarakallahu ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam